c'est le bon c'est le bëggee mbokkum réew mi ñëwaat nag ci épisode bu bees tey lan lañ bëgg a waxtaanee mooy actualité réew mi ndax c'est le bon dañ ne leen dafay topp enjeu yi am si àdduna bi dafay éclairer dafay leeral dafay ubbi bëtu ñi nga xamante ni dafay nekk kàddu la voix des sans voix ndax boo nekkee ci réew moo xamante ni réew mi dafa xaw a gël a góose mu am ñoo xam ne dañuy xëy di yeewu ngir pervertir wala ndax wala dundee nelawu askan wi dafa war a am jamono boobu ay nit yu taxaw ne loolu du fi amee nekk la voix des sans voix ndax Alaaji Sidi Lamine Niass suñu papa daf ko daan wax nee na un pays sans foi ni loi la demeure des hommes bien c'est la prison et donc ñun dañu bëgg a taxaw xeex ngir suñu askan kon nag élection locale yi jàll histoire la dafa nekk jàngat bu rëy ci Sénégal évolution bi nga xamante ni mentalité yi ñu ngi koy évoluer li may wax rek le monde est un village planétaire yéen politiciens yi yéen charlatans yi yéen ñu jàppee seen bopp sëriñ di dundee nelawu askan wi na ngeen xam ni benn nouvelle vent moo soufflé africains yi yeewu nañu ndax ñi gëmmentu woon ñoo dajaaxu dal ci kaw ñu doon nelaw ñu àndandoo jóg boo gisee élection yi wane na ko dañoo def ay vote sanction dañoo jóg taxaw comme une seule homme pour défendre le Sénégal jàppale sénégalais yi pousser leen vers la victoire mooy lan pousser leen nañu dem tabbal seen bopp li nga xamante ni benn yoon lay am peut-être si dans les 5 ans wala benn yoon lay am ci dans les 6 ans ou 7 ans ñu ko doon xañ wala ñu ko doon doya dalal ndax lan bu njëkk dañ doon wax ni politique lu bon la ndax lan ñi ci nekkoon benn minorité de personnes ñoo ci nekk di bëgg saa su ne di koy occuper ñoom kese bañ cee xajal kenn soo nee kilifa diine laa ñu ne kilifa diine du politique nga ni man kat nitu daara laa ñu ne yow waroo politique ndax politique baaxul déedéet nga ni man je suis quelqu'un nga xam ne opérateur économique laa wala dama nekk koo xamante ne damay investir si privé ñu ne non mais on ne peut pas développer un pays sans faire la politique les gars léegi nag mentalité yooyu la ñu dindi li Serigne Touba doon wax xat fa ka kap la on a brisé les scènes dañu brûler ay étapes pour egsi fii tey ñu egsi lan moo ñu ko gën a may nag mooy internet moo tax Mark Zuckerberg la xaw ma nu mu tudd yàlla nu ko yàlla fayal ndax lañ ñuy xañ ngir bëgg nu nelaw loo ñu nekk ci nelaw yu xóot profond ñuy sàcc suñuy ressources di sàcc suñu at suñu devenir wala suñu avenir di koy séddoo di ko pàccoo dafa am lu ñu naan internet benn phénomène boo xam ne kenn mënu ko téye moo waral tey kon même bu amul kàddu internet dafay ñëw jox ko kàddu ne ko waxal ndax war ngaa wax waaye dañ laa xañ nga wax waaye dinaa la yow jox opportunité nga wax àdduna dégg la kon nag encore une fois loolu lañ ne nañ ko wax ci lan ñu gën a gëmloo Sénégalais yi que ni mën na nekk dafa mën a nekk mooy lan changement mën na nekk développement pour Afrique mën na nekk développement pour Sénégal mën na nekk nan lay nekkee l'échec n'existe pas c'est certaines personnes qui abandonnent avec le temps kon donc dañu war a dem ci loolu dañu war a liggéey à long terme pour jëmale Sénégal fi ñu bëgg mooy li ñu tàmbali nii élection locale am na ñu def ay sanctions ci ñi nga xam ne ñoo yor alalu réew mi di ko pasaree yor alalu réew mi war koo def fi nga xamante ni mooy intérêt général ñu di ko occuper pour des fins intérêt personnel wala pour di gën a ndóolloo Sénégalais yi pour di gën di leen noonu léegi nag ñu ne la ndaw bi demal nga def politique si tu veux un changement intéressé wul ci liy xew ci sa réew mu am benn phénomène bu ñëw bu ñu naan Ousmane Sonko on le veuille ou non dafa nekk koo xam ne dafa participer ci conscientisation bi nga xam ne tey peuple africain wala peuple sénégalais ñu ngi ko am dafa participer ci gis-gis bu bees bi nga xam ne ndaw yi tey ñu ngi ko am tey am nañu maire bu am 33 ans mais loolu dafa jara def taxaw seetlu bu njëkk dañu doon wax yéen ndaw yi kaay leen xeexal ñu kaay leen mobiliser ñu kaay leen xulool ñu waaye bu falu jotee ñu dem leen toog ay xale ngeen xale mënta yorum réew te loolu c'est archi faux du dëkk mu am benn nit bu ñëw tey di Ousmane Sonko ñëw ne loolu dañ koy dindi ñu jël ay ndaw investir leen ci ay liste ñu dem ci seeni commune gañe fa xale yu am fanweeri ak ñett kon tey jàngalam yonent ba tey ñëwaat na ndax yonent bi muy doon li mu doon bi ko yàlla di yónni jeune la mag ñu baax ñi yëpp bi leen yàlla di yónni ñuy xeexal seenum réew ay jeune lañu kon yéen ndaw ñi liñ leen doon wax ni bu leen ci intéressé wu dañoo bëgg ngeen bàyyi ko ak ñoom kon nag bu ñu jëlee élection tey teg ko ay ndaw jug xeex ba doon li ñu doon tey dañu war a accompagner ndaw yooyu waaye nag dañoo war a accompagner ñu ñu fal tey ñii ngeen bu ngeen defee lii ñu folli def ñu folli leen amuñu ci xàjj amuñu ci seen
amuñu kenn ku ñuy fal wala di ko bëgg pour ses beaux yeux wala dañoo bokk deret wala dañoo bokk kon déedéet dañuy fal nit ndax compétence ak li nga xam ne mooy programme parce que le temps passe vite te on a perdu trop de temps ñun Afrique on a perdu trop de temps ñun Sénégal léegi nag loolu pour rattraper ko dañuy def fast track dañuy def rapidement mais nag sûrement on doit marcher rapidement mais sûrement ñu bañ a jaawale rapidité ak précipitation kon nag élection yi loolu laa am lu ma ciy jàngat mu am vent bu bees bu soufflé particulièrement ci à travers l'Afrique mais particulièrement Sénégal barki démb mooy bu njëkk dañ daan ne nañu def système machiavélique yow sénégalais bii laay waxal mooy lan mooy damay ndóolal sama askan dama leen di nekk teg ci précarité waaye nag damay bàyyi ba élection jub si ma xëpp leen xaalis xëpp am attention ci ñoom du ñu am lu ñuy bañ ma jënd leen mais léegi sénégalais yi dépassé nañ niveau boobu tey boo xoolee ñu yoroon milliards yépp dañ leen a duma kon nag yéen pouvoir temporel bi ñi nga xam ne ñooy nguur gi le peuple est en avance trop en avance sur vous mooy askan wi ndaw yi dañ leen raw dañ leen a jéggi léegi nag jàngat la war a am taxaw seetlu la war a am ci yéen ngeen na lan moo ñu war a jaral ñuy wan ginnaaw suñu askan ba suñu askan di ñu sanctionné en ce moment pour man Macky Sall yow ak sa gouvernement ak ñi nga jiitaloon benn réflexion ngeen war a def jéem a renouer avec le peuple sénégalais déema nan ngeen di nag jubóowee ak askan wi mooy ngeen def essentiel bi mooy li taxoon ñu fal leen jël budget Sénégal jël alalu Sénégal am confiance teg ko ci seen loxo ngeen delloo ko ci askan wi ni ngeen koy delloo ci askan wi mooy fexe maintenir les jeunes dans ce pays là parce que jeunes yi bëgguñu génn bëgguñu dem lu mu jot seen sago bi ñu génn Sénégal ndax réew mu sa nday nekk sa baay nekk fa sa soxna nekk fa sa jabar nekk fa sa say doom nekk fa mu génn réew moomu jaral la sa bakkan kon amoo fa loola neex kon je pense que suñu leen maintenir occuper leen sur quelque chose jàppale leen si seen avenir ndax ki nga xam ne dépense lay daw lu mu dundee mu ngi daw de jour en jour lu mu dugal si biiram kon kooku mënul développer kooku mënul xalaat avenir am kooku dafay frustré kooku dafay ragal kooku dafay doye bi ndax lan dafa amul avenir yaakaarul ci avenir am ci ñi nga xam ne ñoom la jiite jox leen l'argent contribuable bi nga xam ne tey su ma dërëm su ma ñaar dërëm la ñuy joxe ne leen lañ ko def si des enjeux publics ñu jël ko di ko def ci li nga xam ne mooy suñuy intérêt ba pare nag bu ñu bëggee kàddu ñëw jël alal boobu tuur ko ci inutile ba pare mel ne ku ñuy saaga quoi parce que pour man su la nit abandonné 5 ans 6 ans 7 ans te nga fal ko pour nga gis ko c'est tout un problème benn 2 15 jours mu ñëw accessible ñëw ci yow yëkkati alal jox la daf la saaga daf la jàpp ni yow kon doo réfléchir lu metti li ma la teg yépp durant 5 ans yi yow doo da nga koy fàtte su ma la joxee alal léegi nag ndaw yi dañ ne non non kon nag élection bi élection ndaw yi la waaye nag jeexagul de liñ naan njeexaat foo foree doom delloo fa sab loxo loolu la fa maanaam nañ ko dàbbaliwaat les législatives bii nag sëriñ si laay wax activiste yi ak ñi nga xam ne mooy jeunesse bi nga xamante ni tey dañoo bokkul fenn nañu dem uti ay liste intéressé wu ci politique parce que c'est très dangereux en étant jeune nga ne je ne ferai jamais la politique c'est très dangereux parce que gars yi dañu salteloon milieu politique bi saltel ko de telle sorte que ba nit ñi yaakaar ni politique gàcce la ba nit ñi yaakaar ni politique maanaam lu bon la te la politique c'est l'art de bien gérer la cité mooy yéen askan wi kat dinaa nekk seen serviteur comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon yéen askan wi dinaa nekk seen serviteur comme ni nga xamante ne woon Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba nekkee woon ak mag ñu baax ñëpp Alaaji Maalik bi ñu nekkee woon serviteur du peuple tey dañu def dunduñu njariñ loo fekke ñu moytu baatu olof boobu njariñ loo fekke c'est très dangereux ndax olof nekkul lépp lu mu lépp rek dëgg la ndax bu Serigne Touba dundoon njariñ loo fekke tey du ñu dund lii ñuy dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dundoon njariñ loo fekke du wàcc xare ba dara joxe ay bakkanam nga xam ne tey bu ñu daan dem di xare ji da doon wax ni bu drapeau bi diw bu ko yoree te drapeau bi daanoo na ko keneen jël mooy wane ni kon kooku day deewe ci te teewul dafay dem kon nag pour qu'il y ait innovation il faut qu'il y ait révolution kenn amul ndam wala nga am liberté te xeexuloo la liberté ne se donne pas sa charas kon nag jeunesse bi ni ñu mën a arracher suñu liberté moo ñu intéressé wu ci li ñu doon nëbb wala ñu ko banaliser wala ñu ko tilimalal muy la politique ak comment fonctionne notre pays suñu institution yi ndax ñu ngi nekk au service du peuple
parce qu'on a 3 pouvoirs législatif judiciaire exécutif ñu xool exécutif bi ndax fi mu war a nekk ma nga fa ñu xool législatif bi ndax am na légitimité am moom na boppam waaye ñu xool le pouvoir judiciaire ndax li mu war a def mu ngi koy def ngir ay loi rek ñoo wàcc pour mën a stabilité un pays waaye loi yooyu c'est pour le bien-être de la cité waaye bu ñu demee bay teg ay loi yoo xam ne dafay nekk au détriment du peuple kon peuple bi képp ku muy jiitali na ko xool ndax ku nekk yàlla dina la laaj ëllëg situation bi ba mu amee sa dëkk ban taxawaay nga ci amoon mon frère bul yaakaar ni mukk acte yi ngay posé wala bàyyandiku bi ngay bàyyandiku ñu di la noonu surtout ëllëgee yàlla du la ko laaj yàlla dina la laaj tey bi ñu bëggee fal ay góor jigéen dooleel leen si sa biir dëkk yow ban taxawaay nga ci amoon yow seen bi muy mag muy ndaw yàlla dina ko laaj kon nag nañu intéressé wu ci ak enjeu yi dem bindu ci dem bokk ci politique ngir mën a défendre l'intérêt de ce patrie parce que si tu ne fais pas la politique gère tes choses gère tes biens gère ton avenir soo deful politique un imbécile de politicien mooy dem defi politique ñëw décider à votre place kon donc il faut avoir des postes de responsabilité dans toutes les institutions pour mën a développer wala changer li nga xam ne mooy am kon nag encore une fois loolu la ñuy joxe comme message te message boobu askan bi mu ngi koy commencé dégg message boobu askan bi mu ngi koy commencé comprendre li des rek moo ñu nekk dans la progressivité maanaam di dox vers jëm ci kanam xam ne nag xam ni révolution du lu ñuy xëy rek teg ko rek mu antu tey dina am ay enjeux yu positif ak yu négatif dina am ay métti ay souffrance ci li nga war a am muy sa dund mu metti lool waaye dafay mel ni woor soo wooree dafa am looy yaakaar moo tax nga wooruloo rek pour xiifal sa bopp mais da ngaa woor pour ëllëg yàlla teral la waaye da ngaa woor te xam ni jant bi dina sox te bu sooyee di nga mën a naan ndox kon nañ jàpp ne fi ñu toll nii foofu lañ toll ci révolution bi ñu déclenché le train est en marche mais dañ ko war a accompagner dinañu xiif dina metti dinañu mar dinañu jàpp dinañu tëj parce que un pays sans foi ni loi la demeure des hommes bien c'est à la prison kon ñun ñi ñëpp nañ jàpp ni ñi bëgg changer liy xew fii yëpp ci injustice nañu jàpp ni on est en liberté provisoire waaye nag nañu jàpp ni pour qu'il y ait innovation il faut qu'il y ait révolution kon révolution bi dina am mar dina am xeex dina am xuloo dina am jaay doole dina am diabolisation stigmatiser le titre la lottal la wala ñu dàq la mais da ngay takk sa fit gëm Serigne Touba bi nga xamante ni dafa takkoon fitam ñu def ko privation de liberté 7 ans 7 mois mu xeex tey ba deful ba tekki ay jéggi briser ay branches ba tey ji ñu koy fàttali mu nekk une figure emblématique noonu lañ ko amee sur le pouvoir temporel aussi Cheikh Anta Diop Modou Dia et cetera Omar Blondin Diop à l'âge de 33 ans lañ ko sacrifié fii si kaso Gorée bi kan la doon xeexal Sénégal kon nañu jàpp ni xeex bi ñuy xeex suñu réew nañ ci yem jariñoo ko ak ñeneen jariñoo ko fekk yaa ngi xeex nag yeme la woo li ngay xeex nga jariñoo ko wala ñeneen jariñoo ko rek paree boo pour teg une révolution ndax ñi fi jaar ñëpp liñ doon xeex dañ ko doon xeex pour les générations à venir parce que tey kenn ku ci nekk war nga xeex ngir ñi ñëw ëllëg ne ñun suñu mag ñi lañ lu xeexaloon c'est loolu la Serigne Touba def parce que damay référé aussi suñu mag ñu baax ñi parce que dañoo waneex aw yoon rëdd ko te ku amul fit gëm leen rek doyul da nga leen di gëm ba pare roy leen te pour nga roy leen da ngay am fit ndax ñoom dañoo amoon fit jàkkaarloo jamono boobu les oppresseurs ne leen du nii ñi leen fi nekkal tamit nañu am taxawaay boobu ndax Serigne Touba Khadim Rasoul moo daan wax ni bi Lat Joor faatoo dañ ne ko Serigne Touba Khadim Rasoul Lat Joor génn na àdduna te sa baay Maam Mor Anta Sali moom moo ko doon atteel kon dañu bëgg teg la si sa papa fi mu nekkoon ñu teg la nga donn ko fa mais Serigne Touba Khadim Rasoul ci dëddu àdduna ba ci xam ni tey li mu mën a jàngal enseignement bi mën a jàngal les générations à venir ci nan lañ war a doxalee ak li nga xam ne ñooy pouvoir temporel bi mu ne kilifa diine wala borom xam-xam bu dem ci buntu kër buur mu ngi mel ni ay weñ yu takk neefare tey jàngale boobu tey ñi ko fi nekkal nañu am jàngat boobu nee nañ Serigne Touba boo ko musaan jox xaalis du ko téye ci loxoom ndax dëddu àdduna ñi ko fi nekkal di dund ci nguuram di dund ci ay héros bi mu nekk ak sacrifice bu mu sacrifice yi vie am àddunaam ñooñu noonu ils ont intérêt côté yi nga xam ne mooy côté métti yi côté yi nga xam ne côté mooy côté sonn gi mu sonnoon ngir peuple am ñooñu war nañ koo wuutu foofu man nii tamit di taalibe bi war naa koo wuutu foofu
nekk un serviteur du peuple nekk un serviteur de ton pays di xalaat comment tu dois faire pour développer ton pays mais nan nga mën a def ba suqali yëkkati sa askan nag mooy le continent africain. kon nag encore une fois élection locale yi enjeu boobu la wane te dafa am ay jeunes yoo xam ne taxawaay boobu la ñu am muy Ousmane Sonko Barthélémy Diaz et cetera ay Bara Gaye ñu nekk ñoo xam ne tey dañoo am benn taxawaay boo xam ne miroir lañu pour toute une génération. kon nag nañu am fulla am fayda ñu jàpp képp koo xam ne dafa taxaw féeteeku askan ndax tey pouvoir bi neex na de te tey ñii ma leen tuddal yépp su leen neexoon ànd ak les oppresseurs muy nga xam ne ñoo yor nguur gi di lekk alalu askan wi waaye dañoo préféré nekk à côté du peuple pour di leen di leeralal di leen wax les enjeux li nga xam ne tey moom mooy seen ëllëg ñu assuré kon ñooñu tey suñu leen soutenirul dooleel leen bul bañ ñoo ne la da ngay politique parce que ñoom diabolisation boobu rek la ñoom mooy non diw bu leen ko déglu il fait la politique diw la faral mais ku nekk am nga droit far li bon mooy farfarloo maam Abdoul Aziz Dabakh da daan wax ni far mënta ñàkk waaye nañu parparloo maanaam par mënul ñàkk mais nañu maytu farfarloo kon nag xam naa liñ naan lu duuf ci nag bi xajul ci cin li wala da cee xajandoowul dañuy tënk épisode boobu ndax li ñu war a wax bari na sur l'homosexualité moo tax ma ne leen yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nekk ci nguur gi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi contre lii di xew ci dëkk bi niñ ko mën a changer rek mooy dem bindu ji bu vote jotee ñu sanctionné ñi nga xam ne ñoo ñu bëgg a tegal loi yu nanguwul parce que le peuple est souverain la souveraineté revient au peuple loi yeeg yépp yu ñu teg dañ ko teg ngir ñoŋal dundu askan wi nag suñu taxawee ne bëgguñu lii képp ku bëgg a dëggal loolu rek dañ la war a effacer dañ la war a dindi foo bokk koo mën a doon kum ci mën même Ousmane Sonko tey bu àndee góor jigéen yi wala muy jéem a layam dañ koy faxas dem dindi li nga xamante jëli li nga xamante ni mooy dëgg ndax li naan dëgg jàmm du am fu dëgg amul. kon yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a changer li fiy xew dem leen ngeen bokk ci liste yi député yi ngeen doon ay député ngeen nekk ci assemblée bi di fa teewal yàlla di fa teewal dëgg di fa teewal askan bi waaye su ngeen dawee ne du ngeen ay politiciens ñu ne leen kaay leen nekk jiite ngeen ne mënuñoo leen jiite keneen mooy ñëw jiite di décider ñuy wàcc place de l'Obélisque di xeex kon nag foofu laay daanelee C'est le bon TV mu ngi noonu lépp lu ñuy wax njariñ lañ ci jublu suñu juumee ñu xam ni matuñu waaye képp ku am ñaari junni yoo may ko ku la neex mais boo bëggee dëgg-dëgg ñëwal taal C'est le bon TV kon mbokkum réew mi wax la dëgg